mbokki internet yi ginnaaw déclaration bi nga xam te ne Macky Sall def na ko muy bi passé mu nekk le 11 mai mu nekkoon liñ ko mën a umbe mu nga xam te ne moom mooy déclaration bi mu nekk mesure d'assouplissement maanaam wàññite mitital yi nga xam te ne ni si ay mesures defoon nañ ko pour lutter contre le Covid-19 ñu bari gis si ay def si ay jàngat ak li nga xam ne moom mooy analyse. Ousmane Sonko defoon déclaration moom itam tey jii ñuy wax ak yéen le 13 li nga xamante ni moom mooy le 13 mai def déclaration pour wax ni déclaration bi nga xam ne Macky Sall def na ko méngoowul ak jamono bii ñu dundee Covid 19. mu mel ni ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré dafa defaat déclaration moom itam moom nga xamante ne ni conseil économique social et environnemental nekkoon fi ancienne ministre de la justice fii si Sénégal ñëwaat mel ni dafa tontu ki nga xam ne moom Ousmane Sonko bari na ay questions yoo xamante ne ni tontu na ko mu wuute lool ak gis-gisu Ousmane Sonko ak li nga xamante ne moo naan tontu na ko wax ko ne ko ni mu ko gisee nekkul loo xamante ni moom la ku ne xam ne ni déclaration bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko mu fa dikk teg gi. lépp loo xam te ne Macky Sall def teg na ko si wax na ko mu wax ni loolu méngoowul ak jamono jii nii ñuy dundee ndaxte Ousmane Sonko comme ni ma leen ko waxee si seen vidéo yi passé wax na ni Macky Sall dafa cédé maanaam dafa lâché maanaam moment de guerre la ñu nekk comme ni mu ko daan waxee mu libéré askanu ni leen def leen lu leen neex ndaxte su demee bay wax ni kenn ku nekk nañu apprendre à vivre avec le virus si moment bii ñuy xamee ni ba muy jël décision yi booba ñu ngi tomboon ci yemoon ci ay vacances jamono ji ñuy wax ay 110 maximum 100 minimum 100 cas par jour muy wax ni nañu apprendre à vivre avec le virus mu ni Macky Sall dafa def li nga xam ne mooy discours incohérent maanaam jiital li nga xamante ni moom la waroon a mujjee li nga xam ne moom la war a jiital tontu wax na lu bari si vidéo boobu duñ si dikkaat li ñu waral tey mooy. ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré weddi na maanaam tontu na ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko wax ni décision yi nga xam ni moom la Macky Sall jël mu di ko rafetlu lool moom Mimi Touré nekk na deuxième génération mesure maanaam rak si mesures yi nga xamante ni Macky Sall jëloon na ko ndaxte nee na ku ne xam na ne réew mii ñu nekk muy réewum Sénégal dafa nekk réew moo xamante ne dafa bari li nga xamante ne dafa bari ay composantes. Elle a rappelé que aussi nous sommes dans un pays. ginnaaw déclaration bi nga xamante ni Macky Sall defoon na ko jëme ko si mesure d'assouplissement maanaam deuxième génération de mesures maanaam ku ne xam na ni ginnaaw ay weer yu ñu génnul tolloog ñaari weer Macky Sall dafa jëloon ay décisions yoo xam ni dafa. bokkoon ci lutter contre ce Covid-19 maanaam lu ci mel ni bépp daje public les lieux de culte transport mu arrêté ko école yi mu arrêté ko université yi ak enseignement bi lépp mu arrêté woon ko mu mitti woon ci askanu Sénégal maanaam mu mel ni dañ leen tëj ci benn nekk tëj leen yeew leen ci buum loolu tam mitti woon suñu bari ci altine bi ñu génn mu def li nga xam ne maanaam déclaration des mesures d'assouplissement maanaam yu oyofal buum bi fekkoon te noonu dafa tëj li nga xam ne askanu Sénégal mel na ni ubbi na leen ñu mën a taxawal ci couloir wi lu ci mel ni jàkka yi kenn ku nekk mën ngaa delluwaat julli ji waaye itam nga respecter les mesures. jamono jooju coronavirus bi continuer di lëmbee Sénégal waaye itam ñu bari lu ci mel ni les xalifa généraux yi nga xam te ñoom lañ ci gën a ràññu ki nga xam te mooy Serigne Mountakha Mbacké moom nee na day continuer di julli waaye itam ñu respecter li nga xam te moom man les mesures de prévention les 5 barrières lu ci mel ni sax daayiratul muqaddimatul xitma moom moo jël boobu charge maanaam képp koo xam te ni da ngay julli si nga respecter les 5 mesures de barrière waaye itam loolu waroo lool ak xalifa général des Tidianes moom mi nga xam te mooy Serigne Mbaye Sy Mansour nee na du ubbi tey maanaam respecter li nga xam te ne moom mooy lutte contre ce Covid-19 tax na amugul yaqin amugul li nga xam te ne moom mooy firnde ak kóolute si ay ñi nga xam te ne njabootam moom nee na du julli ji jumaa maanaam dañuy toog rek ci seeni kër te itam wax na ni bépp fidèle boo xam ne yaakaar nga ko wala li mu wax doy na la. mën ngaa bañ a ubbi sa juma wala itam nga toog sa nga kër fekk fa te mu nekk sa Tiwaawan moom duñu ubbi seen juma moom loolu la wax nee na waa Tiwaawan ñoom duñu ubbi seen juma respecter les mesures pour lutter sur Covid-19 ndaxte jàpp nañ ni mënuñoo respecter li nga xamante ne maanaam joxe nañ ko pour les sol ay masque raxasoo ak gel ak yeneen moom Serigne Mbaye Sy Mansour nee na moom ubbeegul juma
mënuñoo respecter li nga xamante ne maanaam les 5 mesures de barrière ba tax na mu ni moom ak waa Tivaouane ñoom ubbeegun seen juma dañuy bàyyi ba ca kanam a kanam loolu nag indi ay wax ju bari ndax ku ci mel ni Ousmane Sonko ak nga xam ne moom mooy Déthié Fall depuis Macky Sall def li nga xamante ne moom mooy déclaration Ousmane Sonko ak Déthié Fall yéey ci mbir mi yàbbi ci ni nee na Macky Sall dafa def li nga xamante ne maanaam fuite de responsabilité ak li nga xamante ne maanaam manque de courage loolu nag mel ni ki nga xamante ne moom mooy xalifa général des Tidianes loolu la dëggal ndaxte moom jàpp na ni moom parewul waaye maanaam mesures yi nga xamante ni moo war a daje pour ñu mën a julli ji dajeegul ñu mel ni dina am ay waroo lool ndaxte ku si mel ni ministre de l'intérieur bi Macky Sall defee déclaration keroog ci guddi altine ci guddi moom wax na si RFM nee na ñoom dañoo jàkkaar ni loolu moo gën pour libérer les fidèles maanaam pour vie sociale bi nga xamante ne nii pour mën a relancer l'activité économique du Sénégal lii moo gën te itam c'est un bon choix loolu Ousmane Sonko ak Déthié Fall jàpp ni loolu du lu gën ndaxte Macky Sall population bi dañ koo jox lépp loo xamante ne ni moom yelloo na ko wala war na koo jël pour jël ay décisions pour lutter contre ce virus pour mën koo stopper pour mu mën a lor askanu Sénégal waaye Macky Sall dafa def li nga xam ne maanaam fuite de responsabilité ndaxte nee na suñ ko joxee li nga xam ne moom mooy état d'urgence def ko li nga xamante ne moom mooy loi d'habilité moom kon am na ay matukaay yoo xamante ne nii maanaam jox nañ ko toutes les armes pour lutter pour stopper ce virus waaye gis nañ ni moom Ousmane Sonko nee na Macky Sall dafa def li nga xam ne maanaam fuite de responsabilité. sinon si la ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré tontoo ki nga xam ne moom Ousmane Sonko waxoon ni ko Macky Sall li mu def c'est le bon choix alors itam c'est le moment ndaxte ku ne xam na ni moom Mimi Touré moo fi nekkoon l'ancien ministre de la justice nekkoon fi si gouvernement Macky Sall ba léegi mu nekk si conseil économique social et environnemental wax na ni Macky Sall moom mi ngi koy jàppale si kaw si suuf ci gauche ak ci droite li mu def du si mos a dellu ginnaaw ndaxte moom jàpp na ni Macky Sall li mu def moom moo gën si askanu Sénégal ndaxte mel na ni askanu Sénégal dañ leen a yeewoon si génn buum waaye tey ficc nañ leen ci mën a relancer seen activité kenn ku nekk mën a delluwaat si li nga xamante ni maanaam moom nga doon liggéey. loolu itam teewul ay polémique am lool si décision yi nga xamante ni Macky Sall jël na ko waaye lu ci mën a xam moom Ousmane Sonko nee na Macky Sall mesuré wul li nga xamante ni maanaam mooy les conséquences ak li nga xamante ne ni moom moo mën a aju ci ginnaaw décision yi ndaxte Ousmane Sonko nee na Macky Sall xamul ni li nga xamante ni sax moom la def pic bi nga xamante ni moo war a am maanaam benn bombe bi nga xamante war naa def si ñuy xalaat yeneen résultat yu bilan bu gën a grave nee na accès gun si jamono boobu noonu nee na si kanam lay ñëw ndax Macky Sall bi muy def déclaration nee na après les recherches scientifiques ak li nga xam ne moom mooy gëstu yi nga xamante ni ñi nga xamante ne ni seen xel màcc na wala seen xam-xam màcc na si wàllum faj ñoom nee nañ feebar bi jàpp na ni mi ngi fi ba si septembre loolu nag Macky Sall nee na duñ fi nekk fii ba septembre di tëju bañ a liggéey maanaam dañuy apprendre à vivre avec le virus comme ni ko yeneen réew defee ñu bari sax doon wax ni Macky Sall décision bi nga xam ne jël na ko dafa def copier-coller rek ak li nga xamante ne maanaam mooy discours Macron ndax bari na ay décision yu mu si jël yoo xam ni méngoo na lool ak suñu mbokku France maanaam réew yu tugal yi. waaye daal liñ ci mën a xam daal mooy jamono ji réew mi bari na bu fa roore maanaam kii di wax fii ak kii di wax fee Macky Sall mel na ni moom itam gouvernement bi dafa def li nga xamante ne nag maanaam mooy fuite de responsabilité neexte weddi ndaxte su fekkente ni li ci gën a yéeme su fekkente ni nee na bi muy jël décision ndax ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré loolu la wax nee na Macky Sall bi muy jël décision yi waxtaan nañ si ak ñëpp ñu ngi si waxtaanal loolu nag mel ni ki nga xamante ne maanaam mooy xalifa général des Tidianes moom dafa weddi loolu ndaxte su ne waxtaan nag ñi mu war a waxtaanal est-ce que du kon kenn la waxtaanal muy ki nga xamante ne moom mooy xalifa général des Mourides ndaxte su fekkente ni waxtaan na xalifa général des Tidianes wala ñi nga xamante ñoo aju si wàllu woowu noonu kon décision bii xalifa général des jël kon dina ko wax ni ko soo ubbee man kat du ma si ànd ndaxte du ma ubbi sama juma kon man noonu jàpp ni kat ñi nga xamante ne la waxtaanal du ñooñu la waroon a waxtaanal dëgg-dëgg maanaam ñi nga xamante ne ñoom la mbir mi concerne dëgg du ñooñu la waxtaanal ndaxte gis nañ ne xalifa général des Tidianes àndul ak li nga xamante moom la Macky Sall wax ndaxte moom nee na du ubbi li nga xamante ne maanaam mooy juma yi Tiwaawoon ndaxte mesures yi nga xamante war na koo jël pour maanaam moytu li nga xamante ne maanaam mooy mbas mi pour bañ mu law Tiwaawoon ndax ku ne xam ne ni Tiwaawoon amagul cas li nga xamante ne maanaam mooy cas contact ndaxte am na benn cas bu fu doon wax si jamono yi la ñu génne waaye bi ñu xoolee dañoo gis ni cas boobu wéroon na dafa amoon feebar bi waaye wér ba taxoon na sax ñu wax ni Tivaouane amagul cas dafa mel ni Serigne Mbaye Sy kon moom itam il a fait le bon choix pour bañ ubbi ay jumaam pour benn jël li nga xamante ne maanaam mooy risque pour li nga xamante ne maanaam mooy exposer les fidèles
moo tax mu continuer ba tey di tëj li nga xamante ne maanaam mooy jumaam pour ba tey mbas mi dañu continuer di def li nga xamante ne maanaam mooy di law si réew mi. mel na ni moom xalifa général des Tidianes dafa def li nga xam ne maanaam confinement Tivaouane pour comme que amagul cas mu bañ mu am fa cas ndax ku ne xam ne ni Tivaouane ay daara dafa bari lool tax na mu tëjoon daara Seydi Hadji Malick Sy ak képp koo xamante ne génn nga doo fa duggaat waaye itam képp ko fa dugg doo fa mos a génn ñoom ak jamono jii may wax ak yéen ñoom bépp taalibe boo nekk nga xamante ne yaa ngi nekk si daara Seydi Hadji Malick Sy ñoo ngi lu tëj ak sa dund ak gel ak lépp loo xamante ne masque pour mën a moytu li nga xamante ne maanaam coronavirus bi. loolu nag mel ni ñëpp ko rafetlu mu jëlaat décision ba tey jii wax ni parewul pour ubbi jumaa ji waaye itam képp ku ko yaakaar mën nga bañ a ubbi sa jumaa. liñ ci mën a wax daal mooy Macky Sall décision yi mu jël nekkul décision yoo xamante ne nii c'est cohérente comme ni ko Ousmane Sonko waxee ndaxte su demee bay wax ni ubbi na jumaa ñii pare pour ubbi ñi parewul pour ubbi kon mën noonu wax ni investigation yi mu waroon a def matukaay yi mu waroon def travail préalable bi mu waroon def pour ubbi moom defu ko. comme ni ko Ousmane Sonko waxee Macky Sall li mu def mooy sonn naa tàyyi naa kenn ku nekk na def li dal ci xel moo tax xalifa général des Tidianes ni moom du ubbi xalifa général des Mourides moom ni nee na pare na pour ubbi waaye itam jël na ay matukaay jox ko ki nga xamante ne moom mooy daayiratul Muxaddamatul Xidma ñoom ñooy yor wàllu woowu noonu. mbokki askanu mbokku Sénégal li Ousmane Sonko wax neexut a weddi waaye itam askanu Sénégal ak ñi nga xamante ne Déthié Fall li mu wax neexut a weddi.